dañ leen di faagaagal on est dans la précarité dañu néew doole le secteur informel artisan yi amuñu retraite caisse sécurité sociale xamu leen suñu feebaree seen atelier yi feebar su màggetee mu màgget seen retraite mu ngi seen loxo nit nan lay mën a amee difficulté yu toll noonu ba pare néew doole ba pare tàqali ko ànd rek mooy régler sa problème kon c'est une nécessité pour ñu ànd doon benn avoir une vision am benn idée ba nga xam ne mooy régler suñu problème sur le plan social sur le plan économique sur le plan technique loolu moom mooy initiative bi ñu am nii ne nañ def collectif bi on a des organisations professionnelles on a le cadre unitaire des artisans de la région de Thiès l'association des tailleurs et tout des autres organisations mais on a vu que pour régler ce problème là il faut que ñu dem ensemble kenn ku nekk fàtte sa bopp ñu ñëw ci l'essentiel viser benn direction jéem a seet nan la ñuy régler problème yi parce que problème yi dafa bëri on est plus de 60 000 artisans à Thiès 60 000 artisans à Thiès 126 corps de métier li ngay wax naan bu ñu defoon liste ñun bu ñu defoon liste dañuy génn mais il faut que ñu préparer wu tëb la ngaa mu wóorul da ngay toqi nañ dem ci palier yi par ndànk-ndànk yéeg par ndànk-ndànk bu ko defee dans le futur li ñu bëgg dinañ ko régler suñ ko régler wul it dinañ régler à moitié ñi ñëw ci suñu ginnaaw dinañ mën a gis ne ñun def nañ fi dara mais le secteur artisanal dafa feebar wax dëgg yàlla dafa feebar comme que nag dafa feebar te nagu loof la ku nekk moo ci jàpp pour mu jóg kenn ku nekk da ciy jàppe ak ni mu mënee loolu moo tax corporation yi kenn ku nekk xalaat ne war nañoo mën a ànd pour def une déclaration et de voir ban stratégie la ñuy doxal léegi pour aller dans le vrai sens du développement parce que division yi xaw na bëri diversité yi bëri na mais dañu gis ne daal ànd bi moo ëpp solo moo ëpp doole xam nga moo ëpp impact mooy ëpp représentativité xam nga pour que artisans yi doon benn. waaw xam nga depuis 60 ba nëgë ni lañ créé woon chambre de métier boobu man judduwuma est-ce que ni xar rek moom day weesu mbote bu fekkee ne dañ ñu juddoo woon texte yi ak réglementation yi ak ya nga xam ne moo tënk artisanat bi ba nëgë ni ci loolu la ñuy dox mënuñu koo changer benn yoon amuñu benn possibilité pour ñu changer ci virgule lu améliorer condition artisan yi ñu jàpp nañu ba ñu juddoo ba tey ci suba génn ci chambre de commerce bi ñu ber ñu fële nañu ne artisan lan depuis boobu ba nëgë ni texte yooyu moom la ñu war a continuer di ci dox ba tey ci suba mais sëñ bi révision war na am mbir bu màggee dañuy xam ne màgg na waaye tënk dafa amay tënk te tënk yooyu xam nga lan moo koy régler il faut que ñëpp àndandoo ñu taxaw ne lii mënatul dem waaye ñun ñëwuñu pour fustiger kenn mais xam nañu ne kenn ku nekk am nga ses limites boo yoree mbir pendant 16 ans nga yor ko 12 ans et ça ne marche pas war nañoo mën a seet nan la ñuy def yan stratégie la ñuy def pour ñu changer ko ça c'est noble loolu moom mooy affaire bi gis nañu ne ñun artisans yi suñu àndee bu nu àndee ci dëgg rek te yàlla tax ànd ci dëgg défendre nos intérêts bañ a def problème partialité kenn ku nekk xalaat ne da ngay yéeg ci sa mbagg moroom pour yéeg ci kaw déedéet ñu àndandoo ñu défendre intérêt artisans yi xalaat nan lañ koy tegee wax pratiquement intérêt artisans yi rek te yàlla tax li ñu bëgg danañ ko am on va changer tout lépp li nga xam ne xalaat nañ ko ci artisanat bu muy feebar bu ci nekk les institutions yi nga xam ne ñooñu ëmb mais loolu la état bi def mooy c'est la chambre des métiers qui est l'interlocuteur direct pratiquement entre les artisans et pratiquement le secteur de l'artisanat loolu moo nekk mais problème bi moom mooy lan gis na ne ñun gisuñu suñu bopp ci doxalin bi c'est pas l'institution mais doxalin bi la façon ni muy dérouler moom moo teguwul ci yoon mooy dafa am partialité ku far ak kii ànd ak kii ku far ak kële ànd ak kële loolu du doxal mbir yi loolu du ko doxal ëllëru gumba la ñu war a yóbbu dans l'artisanat parce que ku jaboote ñoo nga xam ne dañu am ay problèmes nous sommes des éducateurs sa waay wax na ko léegi nous sommes des formateurs sa waay wax na ko léegi nous sommes des enseignants ñun dañuy jàngale dañuy éduquer dañuy former ñun ñoo ëpp préoccupation maître artisan ñu ëpp préoccupation pratiquement keneen ku dul maître artisan mais ni day xam boppam léegi nag dafa jot pour ñu xam suñu bopp moom mooy ku ñu gisul ñu xam ne ñun ñu gis nañ suñu bopp moom mooy am nañu droit on a le droit c'est légitime de dire que ça ne va pas et ça n'ira pas du dem. Merci beaucoup.
li nga xam dañ koo tekk ci dëkk bi ñu war koo laaj ñu jox ñu ko du lu ñuy fuqarti lu ñu moom la loo xam ne ñun ñoo ko moom di ko laaj pour ñu jox ñu ko tey ji da ngay dégg ñuy wax sàmmkat li ñuy sàmm bari na mais sàmmkat rek la ñu tudd nga dégg nappkat li ñuy napp bari na mais nappkat rek la ñu tudd nga dégg baykat li ñuy bay bari na mais baykat rek la tudd ñun artisans yi kon su fekkee yàlla dafa dogal ñuy ay artisans war a bëkkaloo te jàppale suñu bopp tënkoo bokkandoo ci benn buum lépp lu ñu yóotu war nañ ko mën a jot jafe-jafe yi ci secteur bi nag bari na jafe-jafe yi ci secteur bi moo tax tey ji ñu ñëw di waxtaan ak sénégalais yi rawatina ki nga xam ne mooy njiitu réew mi muy président de la république moom la ñuy waxal jafe-jafe yi nga xam dafa nekk secteur bi tey ñun ñoo moom secteur artisanat ñoo moom ministre de l'artisanat ñoo moom directeur de l'artisanat ñoo moom ANAMO bi nga xamante ni sunu xarit sunu frère dëkk fii ci Thiès moo ko jiite yooyu yëpp ñun ñoo ko moom mais tey ji la jafe-jafe yi gën a bëri ci secteur artisanat bi vraiment li nga xam ne mooy ay financement ñu war koo am kooku bëgg nañu président jàppale ñu ci parce que itam secteur bi metti na jooy itam bari na jàmbat bi bari na li nga xamante ni moo ñu taxaw tey jii mooy que ni ñun ñëpp ñu ngi nii toog àndandoo jàpp benn buum te kenn du bàyyi secteur boo xamante yaa ngi ci Thiès ak looy mën a liggéey tey jii ñun ñëpp tënku ci artisanat taxaw nañu tey jii pour li nga xamante si moo nekk taabal ñu waxtaan ci tey li ñu ciy waxtaan mooy jafe-jafe yi la ñu bëgg a dindi secteur bi Sénégal mënut a émerger mukk te artisanat jàppale wuñ ko pour mu émerger lépp loo xamante si tey ñu ngi koy wut ñun waa Sénégal war nañoo taxaw jàppale secteur artisanat bi tey ji da ngay gis benn jàngalekat bu nekk ca Fongolomi tey ji bu dooroon élève am 8 heures balaa 9 heures ñëpp yëg ko tey ji jafe-jafe yi nga xam ne artisans yi tey ñu ngi koy dund seen i biir place di ko dund ak seen i client di dem ci police bi ñu ne di leen fay tëj di leen fa tëral te kenn du ko yëg loolu bëgg nañu président mu wax ci ndax Sénégal mënut a émerger mukk te jàppale ñu artisans yi sonn nañu gisuñu seen bopp ci réew mi tey jii ñi nga xam ne tey ñoo fi nekk di laaj naan nañ ñu yóbbu assemblée nationale tey jii artisans yi ñoo ci gënoon a jekk ñun tojuñu kaar taaluñu pono defuñu dara ñi ngi suñuy pukus di liggéey te lépp lu ñu am Sénégal lañ koy dellawaat. ci secteur boo xam mu ngi koy woowee secteur d'artisanat mu nekk secteur boo xam dafa feebar bi secteur bi feebar nag dafa laaj tey jii ñi nekk secteur bi te di si dund jug yëkkati seen kàddu wax ñi jiite réew mi ni leen secteur bi dafa feebar ku ne xam na ni daaw presque avant ñuy egg si waxtu wi def nañ fi benn journée de l'artisanat ñu organiser ko à Ngaye ñu yaakaaroon ni buñ fa jógee secteur bi dina am beneen jàpp buñ ko jàppee bu wuuteeg nañ ko jàppee woon bu njëkk parce que dajale nañ fa artisan yëpp ñu wax lu ne wax nañ ko mais teewul ban fa jógee ba tey saafara des na si secteur artisanat bi ñu dund. ñu wax ni secteur bi ñu dund secteur bu metti la bari na institution yu fi état bi teg pour ñu jàppale artisan yi mais boo xoolee yëpp dafa am ay blocage chaque jour da ngay dégg ñu naan la 15% si mobilier national si commande publique bi. jox nañ ko artisan yi mooy boo xoolee au fond artisan bi gisu si boppam te àggul si moom ay homme d'affaires a koy jël et cetera loolu day wane ni li ñuy dogal pour mu jëm si artisan yi laaj ñu si artisan yi seen xalaat dañuy toog seen bureau rek bind li leen neex taxaw wàcce ko si kaw artisan yi bu ko defee artisan yi duñ si gis seen bopp ñu toogaat si télé bi di wane ni def nañ temps si artisan yi tant de milliards te boo xoolee artisan bi au fond fekk ko fa. secteur artisanat nag nekk secteur boo xamee ne plus de 70% ci population sénégalaise ñu ngi dund ci secteur artisanat kon mu nekk secteur boo xamante ni mën nañ ni dund ni bokk na ci ñiy doxal Sénégal dañ naan bu doxul Sénégal du dox kon dafa jot ñu wax président de la République ak ñi muy liggéeyal ni ko secteur bi dafa feebar bu fekkee bëgg na réew mi dox na jëf ay priorité am dañ ko jëmale ci secteur artisanat parce que amul kër booy dugg Sénégal boo jëlee ñi fi nekk ay fonctionnaires matuñu 120 000 muy privé ak yeneen yi kon xam nga ni bariwuñu kon li ñuy dundee mooy secteur artisanat mooy dundal sénégalais yi kër boo dugg di nga tëb ay kër yu bari te kër yooyu yëpp kër yi leen yore ay artisans ñoo ko yore soit muy mécanicien wala muy tailleur wala muy soudeur métallique wala muy leneen ak leneen kon xam nga ni artisans yi ñooy dundal Sénégal kon bu sénégalais yi bu fekkee Sénégal ni muy doxee. artisans yi gisuñu seen bopp si lu baree bari day wane ni kon doxin bi des na kon li ñu bëgg mooy président de la République na jël ay responsabilités am secteur artisanat bi ñu teg ko si ay loxo yu wóor parce que pour ñu toll noonu kenn waru leen di foowe di leen foowe mooy jël ñoo xamante ni mënuñoo diriger artisans yi nga teg ko seen kanam du xam ne duñu laaj suñu xalaat dara duñ ci def mu jiital leen loolu bu ko defee yàqu-yàqu rek lay indi te yàqu-yàqu bu ñëwee tamit dañ naan président moo deful liggéeyam te loolu yéenewuñ ko wax dëgg yàlla am na ay xalaat yu bari
ay projets yu mag yu mu jëmale ci artisans yi mais orientation yi mu leen jox moo baaxul wala gars yi fi ñu koy orienté ni ko jëmale ko fa loolu tamit du lu tegu ci yoon kon liñ ciy gën a wax mooy artisanat dafa feebar nañu woo artisans yi ñu laaj leen seen xalaat secteur bu ci nekk am na ñu fa nekk am ay xam-xam man leen a orienté ci yoon yoo xam bu ñu ko doxee artisans yi dina jëm kanam artisanat dina jëm kanam kon loolu la ñuy demandé président de la république ak Sénégal ni muy doxee nañ ci boole artisans yi loolu rek moo doon leneen li ci des am na ñu fi taxaw naan artisans yi ñu ngi suñu ginnaaw artisans yi nekkuñu ci ginnaaw kenn bépp politicien bu fi taxaw jàpp ni artisans yi ñu ngi sa ginnaaw da ngay nax sa bopp nekkuñu ci ginnaaw kenn ñun on est autonome ñun ñoo moom suñu bopp te libre voilà képp ku bëgg artisans yi nekk seen ginnaaw bu dee ku mu mënti doon na fexe liggéey lu avancé secteur bi mais du da ngay rocc benn artisan wala benn secteur ni naa leen may 5 millions naa leen may 10 millions yaakaar ne yóbbu nga artisans yi loolu da ngay nax sa bopp secteur bi ñu nekk moo feebar nañ fexe mu développé jóge ci sa yoon bi mu nekk loolu moo ne lay wax ni mu ngi seen ginnaaw bari na ñoo xam dañuy taxaw di nax président naa ko artisans yi ñun ñoo jiite artisans yi ñu ngi seen ginnaaw et cetera nga dem mën ngeen a def vérification yi boo leen demee ba ci atelier yi artisans yi nekk boo leen laajee jàmbat bi benn la kon nag bu ñu nax président bu fekkee yéene nañ ko jàmm. ñu tudd Diary Ly nekk ci association des jeunes coiffeuses de Thiès. waaw li ñu fi waxtaan yëpp lu am la parce que difficulté yi benn la kenn ku ci nekk ci sa cadre bi nga xam ne ci nga nekk même difficulté yi moom ngay dund di ko jànkoonteeg moom saa su nekk bu ñu sañoon di ci am ay solution tonton bi li mu wax dëgg la Njob aussi li mu wax ñoom ñëpp approuvé nañ ko kenn ku ci nekk li nga xamante ni moom moo la indi woon ci collectif bi ba tey yaa ngi ci taxaw te collectif bi fu mu jëm rek ñu ngi ànd ak moom jëm ci parce que dañoo bëgg a kaas suñuy droit bëgg aussi artisanat diñ ci wax yëpp vraiment bëgg nañu am lu ëpp sax loolu ba kawe suñuy njort parce que dañoo nekk ay jeunes nekk ay mag nekk ñi suñuy càmmiñ nekk suñuy kilifa nekk à la recherche des moyens pour bëgg lu ñuy jàppale avancer lu ñoo jëmloo ñu ci kanam kon daal on est partante association des jeunes coiffeuses de Thiès est partante ñu ngi topp ci ginnaawu collectif bi fu ñu woo rek incha allah dinañ ci ànd